right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD. The people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. Need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Yeah, one to the mic, two to the flow. Nigga, let's dikkati moom ci beneen flow. One to the mic, two to the flow. Nigga, let's dikkati moom ci beneen flow. Yeah, mbokk MDB Prod dañu ñëwaat ci beneen flow, ñëwaat ci beneen style, yéegal niveau yi. Kan la dafa am koo xam ne dañ koy seeti tey, koo xam ne mun nañ ko wooye activiste, mun nañ ko wooye rappeur, mun nañ ko wooye producteur, mun nañ ko wooye lu ne parce que dafa def lu ne. Sama gaay ki nga xam ne dafa tayle bopp bakkanam ndax yow su ma ne yow mooy sénégalais bi wala sénégalaise bi ki nga xam ne tey ji nañ ko lu ne ndax yow su ma ne yow mooy kan mooy sénégalais bi wala sénégalaise bi sama gaay topp leen ñu ngeen xam yéen koo koy kan ak waa MDB Prod. What up? ne leen xol yaa ngi nàcc xel yi ngi sangoo gàcc naaj ban ñuy lakk di saayu live bi tax nii onk yu xuwa gën a diis bu baat naka ren ñuy faat seen gis-gis tax yoon bu ñu war a ab ba fatt. question tàmm sax c'est que xam nga léegi xam nga lan ngay sóor booy nekk sa ginnaaw ngay sóor tu vois donc looloo tax am na yoo xam ne mënoo ko def mais bu doon yow kese la kenn waxatu ko tu vois ce que je veux dire donc sénégalais il faut ñu comprendre que ne ñun dañ am nañ suñuy liggéey am nañ suñu ay business mën nañ nekk ci leneen mais suñu bàyyee lépp bàyyi njaboot ñëw wàcc fii nii pour taxaw pour au moins pacifiquement pour que nit yi leeral les contrats gaziers et les contrats pétroliers si on le fait c'est pour les générations futures c'est pour nos enfants. Asalaamaaleykum gars yi mbokk internet yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan MDB Prod tey ngeen am ki nga xam ne bon jarul ñu leen koy présenter Sénégal yëpp xam nañ ko muy kan muy Simon Bismi Klein. Simon ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw salaamaaleykum maa ngi di nuyu internet yu ñuy seetaan di leen nuyu yéen di leen remercier ci dalal bi donc Simon Kouka la artiste rappeur producteur nekkaale artiviste membre fondateur mouvement Y'en a marre donc nekk un jeune débrouillard sénégalais voilà. Ok donc pourquoi le nom Simon lu tax nga tudd Simon. Simon sama tur dëggantaan la sama turu papa lañ ma tuddee Simon Kouka moo nekk sama pièce d'identité vu que c'est un nom j'ai pas jugé nécessaire de changer de nom de tudd waaye yow Koni wala Lassé wala Chaise. ok d'accord donc tur bi loolu la quoi sa tur dëgg moom nga jël tuddee ko ci rap parce que souvent dañuy gis ne gars yi dañuy dem benn tur bu ñu juddoo. mais bu ñu dem si mouvement rap wala ñu dem si beneen casquette dañuy am beneen nom le pourquoi nga maintenir. waaw mooy comme ni mu ko waxee déjà Simon c'est pas commun am na ñuy naan Simon am na ñuy naan Simon donc mu nekk loo xam ne c'est déjà original donc j'ai jugé voilà ma ne soxlawul may changer tour bàyyil ma denc Simon bi sama nom de naissance vu que c'est pas courant quoi. et tu vois pas que ne loolu risque la wala bon ça dépend rek quoi. non man gisuma ko risque li may def c'est très naturel man quand j'écris à base de vécu de li may dund de li may gis chaque jour de voilà li may inspiré autour de moi donc je suis assez vrai dans ce que je fais dans la musique dama naa dem ne boo dégloo sama album di nga xam waaw kañ laa juddu di nga xam nu ma tudd sama turu papa sama turu yaay di nga xam fu ma dëkk koñ yi ma fréquenté cursus bi ma am fan laa yem ci jàng dëkk yi ma def donc booy déglu samay album da ngay sentir loolu yëpp di nga xam ndax je suis marié célibataire ndax donc ça dafa méngoo wax sama life donc Simon bi ça colle assez bien quoi. donc kon Simon nëbbul dara quoi
Bon, même suy nëbb am na ay côté peut-être vie privée yoo xam ne soxlawul ça n'intéresse personne mais si li may rap en tout cas je suis assez cru dans ce que je fais et assez direct et ñi ma tàmm déglu xam nañ quasiment sama live quoi donc duma nekkuma ci ay délire de star system wala de ay célébrité à la voilà nekkuma ci yooyu je suis assez naturel. ngi sangoo gàcc naaj ban ñuy lakk di saayu live bay tax nii onk yu a gën a diis bu baat naka ren ñuy faat seen gis-gis tax yoon bu ñu war a abba fatt nekk ci suuf di roñ ba kox ñoom ñuy këpp dëpp geesu xiif di ndamoo suñuy ëtt xëcc weesu na yoonu tedd yoonu gedd gën a jege yoonu regg ku yër. D'accord fi moom ban rapport nga am yow ak waa mouvement Y'en a marre lan moo leen lëkkale ak ñoom. waaw on a de très bons rapports waa kër gi laa ci xamoon au départ donc depuis Kaolack on avait entretenu de bonnes relations donc ñu ñëw Dakar ça a continué donc quand ils étaient en train de discuter ak ñoom Fadel Aliou Sané naturellement Kilifeu a pris son numéro ne ma booy am na lu ñuy waaj a teg man sentir naa la ci ça serait bien nga fekkee discussion bi noonu laa ñëwee fekkee après voilà noonu la ñu commencé l'aventure Y'en a marre et ba tey on a d'excellentes relations yu dépassé musique ak engagement citoyen bii nii ñu nekkee. ok d'accord donc Simon le mouvement Y'en a marre tey ñu koy dégg ci ay activités yu bëree bëri fii ci Sénégal lépp loo xam ne mi ngi yëngatu ci wàllum xeex ak yelleefu doomu aadama lu ci nekk rek ñu ngi koy dégg ci waa mouvement Y'en a marre loolu noonu seen taxawaay boobu noonu naka la demee. waaw ay ndaw la yoo xam ne dañu décider ne dañuy dugal seen loxo ci doxalinu réew mi donte duñu nangu jël poste wala voilà jël poste responsabilité wala di exercer pouvoir mais dinañu ñaxtu su fekkee ne gis nañ loo xam ne naxa nañ tamit jóg xaar suñu tànk tubéy su fekkee ne gis nañ loo xam ne aajoowul ay état di ci dugal loxoom wala kenn et di ñaax ndaw ñi ñuy doxalee noonu mooy la fameuse phrase de Kennedy rek ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi mais yow qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays donc ñu nekk ci loolu ñu ràññee ñu torop nag ci ay xeex ay casse mais en parallèle li ñuy def ci wàllum ay reboisement ay setal investissement humain di désencombrer ay places yoo xam ne voilà ay turukaayu mbalit la woon transformer ko def ko ay lieux yu sain yoo xam ne tey da nga fay teg ay banc lumière nit yi di fa féexlu di fa waxtaan et cetera donc ci wàllum tamit maye ay bourses ay étudiants ñuy dem di jàngi donc ñu gars yi du ñu tàmm di tudd yooyu ay saxal ay garab boo demee tey 1000 cocotiers ci littoral bi Guédiawaye ñu nax scoutu Sénégal yi ñoo ko def mu nekkoon dans le cadre du projet suñu gox donc nekk ci ay reboisement maa ngi koy wax ay projet yoo xam ne tamit ay festival sur le plan culturel yu mel ni Citizen Mike pour ñaax jeunes rappeurs yi ñuy gën a bind lu conscient luy éveiller conscience yi et cetera donc voilà nekkoon ci loolu quoi. lu tax le mouvement Y'en a marre ñoom seen activité yooyu yëpp buñ ko médiatiser ñu gis ne Y'en a marre dañ participer si lu bëree bëri comme booy xool xeex sa xawma lan noonu nag ngeen ko tuddee si coronavirus bi def leen ay sketch def ay affaire yu bëree bëri mais am na yu bëri yoo xam ne yéen a ngi koy def te sénégalais duñ ko gis maanaam médiatiser wala pourquoi. non du sénégalais duñ ko gis c'est que peut-être dañ koy médiatiser dañ koy yónnee presse bi mais ñoom li leen intéressé mooy liif nañu Simon tëj nañu caat lacrymogène yaa ngi taw jàpp nañu Kilifeu voilà jàpp nañu Aliou Sané loolu moo intéressé médias yi mooy les rassemblements la contestation mais ñu bëri dañ leen di woo di leen yónnee suñuy def ay reboisement suñuy def ay setal suñuy def ay campagne de sensibilisation sur le corona balaa corona c'était Ebola avant boobu mbënd mi bu mu ñëwee dañu def investissement humain dem retrousser les manches wàcc ci école yi di ŋàcc ndox yi gendarmerie Foire gars yi gis nañ ko Philippe Maguilène Senghor gars yi gis nañ ko ci yenn écoles yi en banlieue un peu partout donc voilà on a toujours été dans ça mais malheureusement aspect bi gars yi di gën a wone mooy lacrymo yaa ngi taw dàqe ji nañu diw liif nañu diw dóor tëj nañu diw alors que on est beaucoup dans l'action aussi quoi. d'accord mais yéen ñu gis ne seen xeex yow li ngeen di xeex métti na trop depuis boobu ba léegi depuis tant d'années yéen a ngi koy xeex
mais le pourquoi le mouvement Y'en a marre mënut a jël li nga xam ne tey moom mooy ay responsabilité mu jéem a au moins jéem a téye dëkk bi moom mu doxal. non parce que mouvement Y'en a marre loolu du vocation Y'en a marre mooy nekk ay sentinelle ci loolu lay excellé amaana tey bu ñu décidé woon naan dañuy téye nguur gi wala kii peut-être on allait être très mauvais wala parce que defuñu ko vocation suñu vocation muy ñu bëri si ñun même boo xoolee ci secteur bu muy évoluer c'est nekk ay sentinelle dénoncer quand il faut mettre la main dans la pâte quand il faut jóg donner wu en sacrifice waaw jëmbat tey pour mën a ëllëg voilà ji tey pour ëllëg mën a jëmbat voilà garabu voilà naataange ci réew mi donc ci loolu lañu nekk ci loolu la ñu xamee et loolu mooy ADN mouvement bi même s'il y a des discussions qui tendent vers li nga wax ni mais boobu ba tey li ñu sentir a def mooy li ñu nekk di def ni nekk ay sentinelle de la démocratie. D'accord. Simon, vous êtes activiste. Le pourquoi? Non, je me considère pas activiste. Activiste, j'aime pas trop. Moi, je me considère plus comme un militant pour la défense de la démocratie, un militant de la démarche participative. Waaw, plus militant que activiste. Et naka la ñëwee mooy dañu ci suñu ay sound ni ñu hip hop bi dikkee ñun mooy ñi ñu doon déglu mooy ay Public Enemy ay ñenn ñi nim ñu dikkee mooy hip hop voilà dénonciation la hip hop thématique la hip hop yeete la hip hop ñaax ndaw ñi ñu jóg xeex jàpp ci dara bañ a xaar kenn ci lenn et loolu continuité bi mooy li ñuy def nii mooy militantisme bi ñuy def nii. D'accord Simon bis bi Klein donc yéen a ngi seetaan Simon bis bi Klein ak waa MDB Prod Simon bu ñu jógee ci question boobu dañu leen a laajaat nan nga gisee ñi nga xam ne jàpp nañ leen activistes yi nga xam ne ñoo ngi tey ci prison bi ñu jàpp leen ku ci mel ni Assane Diouf ku ci mel ni Guy Marius Sagna ku ci mel ni Tunkara bi nga xam ne tey mi ngi États-Unis ñu jàpp ko. waaw ñoom Assane Diouf bàyyi nañ leen ñoom Assane Diouf Guy ak Clédor bàyyi nañ leen am na ñenn tamit au niveau de Bignona et de Pout yoo xam ne jeunes yoo xam ne jàppoon nañ leen commencé nañ leen bàyyi et le reste aussi va suivre parce que c'est la logique des choses ay ñoom Tunkara tamit bon ñoom ñu ngi koy métitlu di ko massa au passage di wax ne état boo xam ne voilà xoxatal rek la fi nekkee di jàpp tëj boo defee benn discours boo xam ne arrangé wu ko ils sont réfractaires à la critique ils n'aiment pas trop ngay critiquer wala ngay wax ci ñoom même si des fois même man je peux penser que am na yoo xam ne c'est exagéré c'est poussé mais on est en démocratie et je crois war nga bàyyi ku nekk wax xalaatam tant que débordé wul même s'il y a certaines choses qu'on condamne mais voilà quoi pour man régime mu Macky Sall bi li mu gën a def mooy tëj ay nit li mu gën a def mooy xoqatal ay nit li mu gën a def mooy tuumaal ay nit xam nga bëgg tamit éliminer ay opposants politiques et puis di ko def ba ci ay ñi ngay woowee activiste man ma leen di woowee militant et puis voilà quoi dañ koy mettitlu di ko naxarlu. boo amoon tey loolu wax ki nga xam ne mooy le président Macky Sall. mooy dafa am benn discours bu mu doon wax ay 2011 discours boobu noonu reflétul dara ak tey bi mu accéder au pouvoir xam nga dafa am nu mu taxaw woon en 2011 wax yu bëri dige yu bëri yooyu yëpp daf ko waxeet man pour man il est encore jeune dese na ko lu bëri bokkul ci président yu màgget yi dafa war a terminer en beauté quoi mais pas muy topp ñenn ñi ko wër muy xoxatal nit wala di tiital ay nit parce que ça ne marche pas les gens vont toujours continuer à dire leurs pensées les gens vont toujours continuer à se battre bu ñu gisee injustice et taa boo tëj nit yi kaso taa boo xoxatal leen taa boo génnee ay munitions ay armes ay lacrymogènes ay lu ne y aura toujours des gens qui seront là pour dire non pour bañ comme on a l'habitude de dire donc vu que bii mooy dernier mandat am na ko rafetal. mais est-ce que bii mooy dernier mandat. sañul def leneen parce que bu décidé ne day def beneen mandat day taal dëkk bi te boobaa moom mooy taal dëkk bi donc il a pas intérêt à taal dëkk bi parce que xam na ne gars yi duñ ko bàyyee duñ ko seetaan. amoo yaakaar ne mën na def ni Abdoulaye Wade defoon.
non constitution mosul may dara Abdoulaye Wade gars yi ñoo falsifié lu muy falsifié te moom ci boppam constitution mayul dara constitution bi lu mu wax dafa leer nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs mandat bële jeex na bii mooy 2e na dem yoonam. D'accord Simon donc ku xam Simon xam ko si rap parce que Simon Biscuit Cling Simon je pense que ba léegi nii affaire yaa ngi ko téye quoi. waaw am naa sama benn album bu pare nii sax affaire corona bi ak couvre-feu yi moo ko tere woon génn mais dañuy bëgg a xaar ba lii nii yëpp romb après on va venir am na benn clip bu pare nii xam naa nañ ko may gars yi en exclusivité après Ramadan bi incha allah. est-ce que mënoon si may benn freestyle wala benn. non yii du daw parce que dafa bëri ay yoo xam ne da nga koy censurer du daw te bëgguma la indil problème. xaddi wax te doon sa yëf kon bul ko def sa marichou jiital jëf wàññi wax boo bëggee mbégte këf sa ruu life is hard niggas yaa war a jàppale sa bopp xaral matt bul teggi tànk coono bànneex ci topp xësal ko bu mu low loo toojul du kowe téere jom nga war a ëw ba sa xel bi ngay foowee dem ba jeexal jugaat dem sa tekki nang ci xobe boo nekkee ci tànk ut jàppal ne yoon gi àndu tax sobe démb taabal tey milliardaire bàyyu sëriñ bu xaddi woon CCBM du teer gàtta wërsëg weesuwul yemele sa life ci sa leer na sa xel fitness jël business yokk ci sa waar xalaatal ëllëg lii ñëw ak li nga fi nar a bàyyi buy lëndëm yaa war a nekk leer guy niital sa family amul taay amul bàyyi never ever góor du xaddi luy baax liy nelaw yee ko lu bon li yow na nga ko kàjji mu doon benn message pour jeunes yi it's all about hustle hard brave hard work hard donc na ku nekk jàpp ci dara ñefe ba génn ci. mais si moo baatin bi nga dégg moo tax ngay bind si bind bu kawe wala nu mu demee noonu wala inspiration bi moo kawe. xaw ma comme ni ma la ko waxee ni muy ñëwee la rek quoi. d'accord mais sànq dafa am benn parenthèse bu ñu tijji woon tëjuñ ko woon mooy ne léegi boo waxee ak ñi nga xam ne tey ñooy militant ki nga xam ne mooy président de la République lan nga mun a wax ci ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy militant wu Sonko yi ak ñi nga xam ne tey ñoo nekkoon toj Auchan yi toj bitigu jàmbur yi toj magasin wu jàmbur yi ñooñu yan conseil nga leen di jox. est-ce que am naa conseil man pour man aw ma dara lu may wax waa militant yi parce que tey même ñi di def yenn yi c'est vrai que rafetul te kenn du ko cautionner kenn nanguwul loolu mais ku ci nekk sa mer yaa koy fajal sa bopp tu vois ku ci nekk sa mer ni nga ko sentiree nga koy fajee même si on ne cautionne pas ay toj yi même si on cautionne pas yenn violence yi mais ki njëkk a teg violence mooy ñi ñuy jiite ñoo njëkk di jël ay milliards di ko wax ci télé yi jeunes yi duñ ci gis seen bopp xam nga jeune du yegg si mukk ci jeunes yi ba muy jaral jeunes yi ñuy jël ay gaal dem di ñàkk seen life ci géej gi defe naa violence weesuwul jeune toog ci dëkkam gis ne ay ñi ko diriger ak dik ko liggéey ay dik ko ay emploi dik ko ay formation dik ko cadre boo xam ne dina ko permettre mu évoluer ñooñu di jël xaalis boobu di ko pasaree di ci def ay détournement waxuma détournement IGE moo ko wax muy inspection générale d'État moo ñëw épingler ay direction ne détourné nañu tant de milliards ay ministres manqué na tant de milliards yooyu bu ñu ko defoon ci jeunes yooyu doo dégg ay 480 morts ci géej gi doo dégg ay jeunes ñuy jël ay gaal naan Barça wala Barsak donc à un moment violence boobu moo gën a graaw téeméeri junni yan ay violence su ay taal ay Auchan wala ay ñoomin seen même si comme je dis on ne le cautionne pas maintenant boo amee ay njiit yoo xam ne dañuy exercer violence yooyu donc population yi tamit ku ci nekk ni nga sentiré ne noonu nga war a répondre noonu ngay répondre ñii ay interview la ñuy répondre ñii dañuy bind ay articles yu nice ñii dañuy taxaw ci rajo yi di défendre di casse di expliquer ñii dañuy wàcc ci mbedd mi sànni xeer ñii dañuy piller ñii dañuy voilà et tamit bëri na ñoo xam ne dañ ciy rax di def naka sa dul noonu ay nervi gis nga fi ay nervi ay nit yu yore ay goon ay yat donc lu ne xaj na ci après dañ koy teg ci doq manifestants yi alors que c'est pas forcément lépp ñooma quoi lépp du ñoom aussi quoi. D'accord Simon sa mot de la fin la booy tàggatoo ak waa MDB pour ak ñi lay seetaan lan ngay tàggatoo. waaw génération bu nekk da nga war a découvrir sa mission nga accomplir ko wala nga trahir ko nu ko France Fanon waxee donc génération bu nekk tey da nga war a ne man de histoire bi du ma ci nekk absent donc waxtu xeex wàcc jëmmal sa bopp bu jotee dans les normes de l'art nag lu ci bokkul bokku ci ay toj ay voilà yàq bokku ci mais boo sentiree da nga war a ñëw jëmmal sa bopp ci xeex yi nga xam ne day jëmale sa réew kanam parce que am nañu pétrole am nañu gaz di moytu yenn manipulation yi di moytu yenn xoqatal yi
mais taxawal jëmmal sa bopp xeex pour sa dëkk xeex pour sa réew pour au moins réew mi jëm kanam su fekkee ne wax nañu loo xam ne tegginewul ñu ngi ciy jégalu et di leen remercier ci dalal bi. gën a jege yoonu regg ku yër dégg yuuxu mbedd sol na seeñu ne ña yàqam bànneex seenu ñu ay tànkam lu doon musiku mbégteeg ci bàkkam saak am ay naaxu néeg def ci alalam talalam jàdd boo ci tànn booy saak am saaku rongoñ méttit saaku ñàkk saaku tiit saaku senee ba geetar yuy nag say butit saaku wooy saaku yelwaan saaku wextaan saaku muñu leen folaat ñu dëggati leen ni ay mbalentaan ti ba xalaat suñuy loxoote walakk ndax tàngoor bi ne si ñun laaj ma kan am fitu encaissé missile de couvert ya ne ca géej ga dee ñu si laaj ma kan ñun la rek du ñoom te du mës a doon. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me, that's how it's supposed to be, cause nobody's perfect, you need something to work towards, that's worth it, you need something that's worth more, you deserve it, find a thing that you love, then preserve it, if you're heading down the wrong path, then reverse it, put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope, to help us cope, as we go down this road on our own, never knowing where it goes, always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road.